Allahi taala alayhi wa barakatu fukki waxtu ak benn ci réew mi rawatina ak ci àddina bi Ibrahima Idriss Wade dellu si di jaajëfal di sant di gërëm mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci programmation yi directeur général bi wàcc ba ci ñi nga xam ni ñoo yore saytu bi dugg beeg génn bi fa tabarakallahu ñu ngi leen di ziar di leen bégge bu baax a baax di sant buur bi yàlla Maolana bi mu ñuy may à chaque fois ñuy jàkkaarloo ak yéen seen émission pencum askan wi réew mi am di jàmm yi ñu ñaan fi jàmm di jaajëfal njiitu réew mi rawatina ak membre gouvernement bi ak bépp kàngam bi nga xam ne yaa ngi saytu mbiru réew mi ñu leen di wooye ministres yi di leen jaajëfal société civile aju jigéen ñi ak ndaw ñi ñu jox leen cër comme nuñ koy faral di defee seen émission pencum askan wi tey nag ñu jàkkaarloog soxna soo xam ni fa tabarakallahu yombul sax waaye dañ koy wax rek kii di Marème Mbodj waaw dañ koy xëcc di ko xëcc ñàkk jot ak yenn yoo xam ni moo jëm ci mbiru réew mi di ko jaajëfal ñu jox ko loxo bu baax a baax fa tabarakallahu Marème nag comme nuñ ko xamee am na ay aju soxna yoo xam ni faaw ñu jàkkaarloog ñoom ndax loolu mënul ñàkk donte ne bi ñu yoree ay mandarga ci réew mi yor tamit ay mandarga seeni biir communauté loolu nekk na lu am solo buur bi yàlla moo koy def ñu sante ko yàlla bu baax a baax fa tabarakallahu tey nag Marème dañ ko fi dalal ci télévision Mauritania seen émission pencum askan wi incha allahu rabbi am na yu bare yoo xam ni moo koy jukkil boppam buñ ko bëggee xam bu ko mbokk yi seetaan bëggee xam fa tabarakallahu waaye nag dinañu waxtaan ci mbiru réew mi waxtaan ci mbiru jigéen ñi waxtaan itam ci yenn actualité yi donte ne moom mi ngi nekk directrice yore portefeuille bi nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu loisir ci ministère de l'emploi et de la jeunesse et du sport Marème asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur Ibrahima maa ngi lay fay di la gërëm di la sant ci invitation bi nga ma invité di nuyu itam sunu askan wi di nuyu itam mbooloo mi doomu réew mi di fi yeewoo te nekk di ñu seetaan maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen sargal fa tabarakallahu ñu ngi lay dalal jàmm ci télévision Al Mauritania soxna Marème am na ñoo xam ni fa tabarakallahu yàlla teg na leen tey ñu jàkkaarloog yow jàkkaarloog émission pencum askan wi di la laaj rek laaj bu gàtt pour ñu duggee ko ku la bëgg a xam sa jaar-jaar ndaxte am naa yaakaar ni am na solo macha allah lan ngay wax au juste. waaw dama leen di xamal ni rek ni man ndaw soxna laa bi nga xam ni def naa sama école primaire def sama lycée def sama baccalauréat daal di koy yemale foofu sama cursus professionnel moom nekk naa fi professeur d'éducation physique nekk naa fi aussi yor naa fi ay ndombal tànk yi nga xam ne aussi ñi ñu dénk jëwriñ gi daal ci suñu wàllum liggéey mu di ministère de l'emploi de la jeunesse et du sport aussi tabb nañ ma fa nekk naa fi chef service nekk naa fi inspectrice nekk naa fi directrice adjointe ba léegi bu yàggul rek ci weer wi ñu génn dañ ma fi nommé directrice des loisirs ci même ministère bi ministère de l'emploi et de la jeunesse et du sport léegi ci jamono yi ñu toll nag ci loolu laay yëngu fa tabarakallahu dinañ ñëw ci la question de loisir ndax lu am solo la ñu xool itam ban pàcc ak ban instant lay intervenir ci dundu nit ki parce que lu am solo la ce n'est pas pour rien boo xoolee ministère yu mag yi ñuy jukki ay département yoo xam ni dafa am loisir ak importance am waaye bala ñuy ñëw ci la réew mi soxna Marème démb am na loo ci fekke réew mi am fu mu doore mu am ay jéego ba tey ñuy wax 60e anniversaire de notre indépendance indépendance diggante ñaari génération ba ñett yéen ngeen nekkoon ay ndaw yor fi ay ndomba tànk nekk ci réew mi tey ji ñu nekk ci 2020 yenn yu bari ubbeeku suñu kanam booy wax ci fànnu moom sa bopp ak ay jéego développement ci wàllu Mauritanie wala ci wàllu Afrique lan nga may jukkil waaw Ibrahima li ma lay mën a jukkil foofu moo di
réew bu jotee bu moomee boppam ci atum 1960 ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi ñu nekk loolu day nekk li nga xam ni daal mandarga la ak ndam lu rëy a rëy a rëy pour askanu réew mi et bu ko defee nag loo gis rek da nga koy wàññi ci benn jëmale ko à l'infini ndax boobaak léegi lu bari xew na fi am na lu positif am na lu négatif mais tabaarkàlla macha allah réew mu nekk day ñaan yàlla jëm ci kanam am évolution et am changement ci loolu ñi ko mën a doxal dëgg-dëgg moo nekk ci wàllum jeunes yi ndaw yi dëgg la ndaw yi nag dina am ñu leen jiite ku ci mel ni njiitu réew mi kooku mooy baayu ñëpp kooku mooy ndayu ñëpp kooku mooy orienté ñëpp tabb ay ministre am ci gouvernement am ngir àndandoog ndaw ñi mën a liggéey réew mi mën a jëm kanam et bu ko defee nag loolu liggéey bi ci ëpp ci loxo ndaw yi la ne ci loxo ndaw yi waaw luy jëmale réew kanam naka nga waaw parce que yow sa kilifteef wala say responsabilité yàgg na tafu ndaw yi tey jii nga wax lu mel ni naka la nga jàppee ni ndaw yi noonu la ñu li ëpp ci ñoom la waaw loolu mooy maanaa comme ni ma la ko waxee woon rek sa njëlbeen looy wàññi yëpp ci benn lay dooree jëm ci kaw ndaw ñi seen bopp ñu jox leen li nga xam ni moom la ñu soxla mu di ci wàllum njàng mi ci wàllum koom-koom yi ci wàllum nouvelle technologie bi nga xam ni loolu mooy mbirum jamono bi ñu toll et bu ko defee nag li nga xam ni daal moo leen ci war mooy jàng gëstu mën a am li ngay demee ndax nit ki bu jàngul gëstuwul du mën a am lu mu demee waaw bu ko defee nag ñi nga xam ni nag ñoom ñooy bàyyi ak ndey ak yëpp ñoom ñoo leen war a jox seen gëdd bu ko defee ñu taxawu leen encadré leen teg leen ci yoon wi nga xam ni daal mooy li war pour ñu mën a suqali seen réew loolu moo tax ma ni développement réew ci loxo ndaw yi la nekk waaw bul fàtte jigéen ñi ndaw yi mooy maanaam jigéen ñëpp góor ñëpp ci lañ waaw loolu d'accord naa soxna si fa tabaarakallaahu mu mel ni li nga wax ni ñetti acteur ñoo ko seq wax nga fi lu mel ni famille wax nga fi lu mel ni gouvernement bi l'exécutif ñi nga xam ni ñoo war indi jumtukaay yi wax nga fi aussi aju ndaw yi di góor di jigéen loolu am na solo trop nit ñi bàyyi ci xel ci réew waaye boo jëlee lu mel na institution yi am na ay politique d'information parce que ndaw bu ne rek am nga foo bokk donte nga sore réew mi nga sore capital bi wala nga nekk ci biir capital bi mais am na taxawaay ci ñett yooyu nga wax am na taxawaay boo xam ni dama koy taxawandi ci seen responsabilité yéen parce que ci ministère yi ngeen nekk am na benn système d'information boo xam ni pour ndaw yi yëg boo leen ko bëggee def nu muy demee waaw Ibrahima kooku ñun ñi nekk ci ministère yi man mi particulièrement nekk ci ministère de l'emploi de la jeunesse et du sport kooku mooy li nga xam ne daal li ci ëpp ak ministère de l'éducation li ci ëpp daal ci ñoom ñooñu lay suqi ko maanaam suñu côté ñun daan ñu def ay sensibilisation présentement ñu ngi am benn kuréel bi ñuy wax kii Watanuna waaw ñooñu ñu ngi nekk ci gox-goxaat yëpp ba ci biir réew mi ci intérieur bi région yëpp am nañ fa département yëpp laay wax boog ci territoire national bi département yëpp am nañu foofu ku leen représenté foofu Watanuna ay points focaux waaw points focaux maanaam pour véhiculer le message l'information pour mën a sensibiliser ndaw ñi mën leen xamal lu leen réeroon ñu mën leen yee ci lu bëree bëri li nga xam ni daal moo nekk ci jamono yi ñu toll kii bu ñu koy waxee ni ñu koy waxee ci sax
Pastef daal Pastef la daal boo xam ne daal mooy dox si biirum de si jamono yi ñu toll. am na solo waaw Pastef. waaw Pastef waaw. waaw il faut nit ñi am Pastef. voilà surtout acteurs yi nga xam ne ñoo seq mbiru développement parce que lii yëpp bu ñu koy wax. dañu bëgg rek gis yoon woo xam ni. ndaw yi war nañ fa mën jaar. waaye du ndaw yi rek. ki nga xam ni wax nga ko léegi dafay créer jumtukaay. yuy permettre ndaw yi participer wala ñu nekk niveau boo xam ni foofu la ñu bëgg. ñooñu tamit war nañu am politique yoo xam ni war nañ ko lal nga wax fi lu mel na famille nekk aji ndey yow tey ji am na loo xam ni dafa aaju woon démb ci li ngeen fekk ci wàllu dëkkandoo wala éducation est-ce que amul lu ci bàyyeeku ba tax na boo xoolee wàllu yar gi dafa nasax yéen en tant que mère de famille ci biir kër gi ak ci lang gi lan nga may jukkil ci wàllu éducation waaw éducation moom dafa nekk mbir moo xam ni lu am solo la lu am solo lool ci réew la lu am solo du lu nga xam ne rek dafa concerné benn famille wala truc comme ça déedéet kooku réew mi yëpp ñoom ñoo ci war a taxaw bu baax a baax a baax maanaam jox leen kii permettre leen daal ñu mën a am accès à l'éducation waaw école yi dañu war a bëri école yi ci seen bopp dañu war a bëri sa kanam école publique yi école publique yi dañ leen war bu ko defee nit ki daal ak noo mënti mel ak noo foo mënti nekk ak noo situation ba mënti nekk da nga war a mën a jàpp sa doom yóbbu ko ci école waaw léegi bu fekkee nag dañu négliger école publique boobu bàyyi fi ay école privée am na ñi nga xam ni ku mënul calculer sa repas quotidien doo mën a assurer njàngu xale parce que voilà c'est ça te xale aussi am na nu muy demee bu fekkee ni dem na ba ñàkk li nga xam ne rek yaayam war na ko jox wala baayam war na ko jox mu dundee mën na ko pousser mu dem def naka sudul noonu yàq àddinaam yàq àddina waajuram te loolu dafa nekk lu nga xam ne lu jara sóoraale la waaw ndax xale moom fu mu nekk nii rek dafa am li nga xam ne daal aajoon waajuram yi di ko taxawoo di ko nemmeeku pour mën ko jox éducation bu baax xale daf ko soxla tabarakallah même bu dee yaay dina des ci kër bàyyi dem uti bàyyi war na am waxtu woo xam ni war na ko mën a jagleel ay njabootam fa tabarakallah rien que rek pour jox leen éducation am na solo waaye bu fekkee ne daf ne tey de bu ma demul dara du sotti wala su ma fi yendoo xale yi jooy ma wala seen yaay sonal ma daw génn kër dem kooku day répercuter ci éducation xale effectivement day répercuter ci éducation xale waaw te itam bu xale demee bay am na opportunité dem jàngi ñamuy fekki mu di enseignant yi war nañ ko mën a nañ ci jàpp aussi war nañ ko mën a jox éducation bu baax effectivement maanaam ni ñuy xoolee seen doom nañ ko xoolee xale bi nañ ko xoolee gone gi ñëw ci ñoom double rôle la enseignant bi double rôle la kooku double rôle la surtout bu génnee këram enseignant bi mooy yore responsabilité am da bu muy delluwaat ci këram effectivement te enseignant yi aussi buñ leen joxul seen gëdd amuñu jotu toppatoo xale yi jox seen gëdd mooy fay leen payoor bu baax voilà seen yenn avantage yi mais Mauritanie ndax am nañu tolof tolof enseignant waaw tolof enseignant payooru enseignant yi ak yooyu tolof enseignant du ñàkk parce que léeg-léeg daanu gis enseignant yi fii di manifester wu di def ay grève di am li ñuy revendiquer di am li ñuy jooytu nguur gi te loolu yëpp mën na bañ a ñàkk loolu war naa mën a bañ a ñàkk parce que Mauritanie dafa nekk réew mi nga xam ni dans la sous-région su ma amee fi dëgg-dëgg danaa ne mooy réew mi nga xam ne moo leen ëpp alal moo leen ëpp ressource moo leen ëpp capacité pour assurer seen éducation ak seen réussite loolu leer na loolu moom leer na ma parce que ressource yu ñu am rek fa tabaarakallaahu mën na assurer paiement enseignant vraiment mën na assurer ay conditions de vie meilleures yi nga xam ne daal am na ay famille yi nga xam ne dañoo sonn voilà surtout beneen fànn encore bu nga xam ne wax tuddaguma ko sax
affaire location. location. kooku nguur gi. war nañ ci def ay jéego yu mat sëkk ngir yombalal ñi nga xam ni daal tollooguñu si amal seen bopp fu ñu. mais Marème loolu jaar nga ci mu am solo lool parce que li ñuy jukki rek lii nga jukki léegi éducation moo ñu ci dugal dégg nañu li nga wax ci cursus bi ci wàllu responsabilité bi nga xam ni kër yi ak parents yi loolu la ñu war am mais enseignant bi également léegi yaa ngi génn ci loo xam ni lu gën a am solo mooy ñi nga xam ni dañuy luye kër luye kër moom fa tabarakallahu am na mbir yu bare yoo xam ni daf sa loxo ndax di nga gis sax dama koy faral di wax nit ki boo ko waree fay këram gi nga luye te dépassé délai bi nga xam ni fa nga ko war fay dafay am automatiquement ay droit ci yow war na mën dugg sa kër sax usurpé la loolu bokk na ci yenn facteurs yoo xam ni dama yaakaar ni organiser wuñ ko entre le bailleur ak ki nga xam ni mooy le locataire ma bàyyi la nga jukk ci ndax am na solo lool waaye am na ay miracle yoo xam ni mi ngi koy def te noppi am na ci. waaw li yow wax nga wax ji sax yow wax nga wax ji lépp fi mu nekk nii. ndax bailleur bi. ak locataire bi. bu amee seen diggante tuuti ñagas-ñagas rek. kooku day répercuter automatiquement. ci borom kër gi. ci njabootam. parce que neexul nga toog. ak sa waajur nga gis benn waay jóge fee ñëw. andi problème sa biir kër. wax ju naqadi. say waajur. yow mii doom mu naqadi de sa doo ko mën a faj. xam nga ne loolu. mën na tax xale dem. andi problème. effectivement. ndax li mu gis. nan la koy fajee. xaaral ma dem def lii ndax ma am lu ma jox sama papa wala nii. mooy li ma la wax rek. mooy li ma la wax rek. mais boo bëggoon nguur gi faj ko. mooy naka la ñuy intervenir. dañu war a dégg nga. gëstu problème boobu. jéem a seet nuñ koy lijjantee. utal ko loi boo xam ni. sañ nañu imposer. borom kër yi. ne leen kër gu mel nii ak nii ak nii ni mu comporté woo. war na mën a fayeeku nàngam. du dëgg. organiser ko. waaw effectivement. am na yeneen pays yu koy def. effectivement pourquoi pas Mauritanie duñ ko def. moom c'est abusif moom. fii moom yaa ma neex la. waaw parce que boo ñëwee war a fay léegi këru 70 000 80 000 100 000 par mois. te amoo salaire 50 000. te jamono yu ñu toll. école publique amatul. oui effectivement. école publique amatul. peut-être gis naa ñu ngi jéem a tabax peut-être ay écoles yu ñu bàyyi woon délaissé ko complètement amatul jàng amatul dara. ñu ngi leen di delloosi ñu ngi leen di réhabilité di leen delloosi. loolu am solo la parce que dina tax ñi nga xam ni seen doom tollee woon nañu wala yooyu ñu mën a delluwaat. mais ba tey bu dul loolu sax. am na fu nga xam ni daal éducation bi toll na fa. ñu si bëri dañ naan. école privée de moom moo ëpp jàng sama doom fa laa koy yóbbu. da ngay yóbbu sa doom foofu yow yaa ngi nekk si location bu jafe. weer day ñëw nga am voilà c'est ça xam nga ni aussi loolu. wax dëgg yàlla dafa nekk mbir moo xam ne daal dafa xaw a diis. dafa xaw a diis pour man sama xalaat. loolu dafa xaw a diis. donc école publique yi war nañ ko dolli. pour permettre à tout enfant d'accéder à l'éducation. am na benn d'ailleurs suñu localité yële dañ koy joytu il y a aussi le manque d'enseignants. waaw le manque d'enseignants mooy maanaam ubbi ay école aussi comme li nga wax boo ubbee ay école ku ubbi ay école def ci instrument matériel ak ressources humaines au niveau de la ressources humaines dañu bare localité yoo xam ni fa tabarakallahu fii wax dëgg yàlla Marème mbokk mu fi jaar ñuy wax ci éducation il faut nga wax le manque cruel d'enseignants yu nekk ci localité yi loolu mbir bu tenant la waaw est-ce que doo ko ci boole. waaw man loolu dinaa ci sawar wax lool parce que gis naa ni am na ay localité yu sori ak yu soriwul amuñu sax école sax amuñu fa. metti na. dama lay wax rek comme par exemple man village bi nga xam ne fa laa cosaanoo mu di
ci sama wàllu waajuru góor ci Garak ci comment dirais-je Kër Madické amul sax école amul poste de santé. Kër Madické moom. amul école amul poste de santé. man mii fa laa dëkk. ah Kër Madické laa bokk loolu moom. amul poste de santé bon amul poste de santé amul école. man li ma gis ak sama bët kenn nettaliwu ma ko damay gis ay élèves yu ñëw gàddu seen sac dem si tàkkal dex gi jël gaal traversé dem si village environnant yi nekk foofu mu di côté Sénégal bi dem jàngi école bu ñu wàccee ngeen dellu si waat ñu dellu si waat ci gaal yi ñëw demaat Kër Madické xam nga ni loolu man élève bu si réussir sax dina ma jaaxal non dafa métti dafa doy waar alors que ñoom ay doomu Mauritanie lañu ay doomu Mauritanie lañu war nañ leen mën a dimbali ci ay école poste de santé fu ñu war a fajoo parce que yow nga amee feebar ku malade war na daw def ay kilomètres pour dem à Rossoville loolu tam ñaaw na dañu enclavé loolu tam ñaaw na kooku damay ñaan njiitu réew mi na ci jéem a taxaw na ci jéem a def lu mu mën pour jéem a defar foofu yëpp village yi nekk au bord de la rive droite defal leen ay école ay poste de santé bu dul Kër Madické rek am na yeneen ak yeneen non am na yeneen village à côté yoo xam voilà les mêmes problèmes la voilà donc mauritanien nga xam ne yow mii doomu réew mi nga war nga nekk à l'aise ci sa biir réew effectivement war nga nekk à l'aise ci sa biir réew ndax réew kat xale yi doon mag ñoo koy éducation moo ko yor tabarakallah xale yi doon mag ñoo koy mujjee buñ leen deful joxul seen gëdd joxul leen li nga xam ni moom la leen kii jagleel droit de l'enfant jagleel kon du mën a sotti xale dafa am droit du mën a sotti ci point yooyu damay rappeler ni Marème Mbodj la jàkkaar lool elle est directrice des loisirs au ministère de l'emploi et de la jeunesse et des sports wàllu éducation li nga ci wax am na solo trop kooku amaana sax du man maa koy confirmer mais mbokk yi déglu ak ñi nga xam ni franchement c'est des acteurs yu nekk ci localité yi war nañ ko mën témoigner ci fànn woowu boo amee loo ci dolli fa tabarakallah waaw dinaa am lu ma si dolli ndaxte aussi enseignant bi bu nga xamee ni moom tamit am na lu ko war mu nekk borom kër mu am lu bari lu ko war ci njabootam nga war ko jël yóbbu ko ci benn village bu enclavé te nekkul ci ay conditions ay anam yi nga xam ni rek mën na fa nekk loolu tamit doy na waar moo tax li si bëri dama koy wax nag tey enseignant benn ku ñu ñëwal nga dem bërëg sàngam mu bañ mu ne mënuma fa dem ndax dama am famille dama am njaboot mënuma sori samay njaboot lan moo koy faj nga mettre ko jox leen li nga xam ni moom la ñuy revendiquer defal leen salaire defal leen ay indemnité yi nga xam ni éloignement ak ay logement ak yooyu ba mu wóor la ne kii mënatul joytu dara bu boobaa war na dem liggéey bu liggéeyewul nguur gi jël ay disposition voilà day am droit ci moom voilà fa tabarakallah voilà dañuy faral di wax ne réew bu enseignant bi nekkee à l'aise rek réew mi développé parce que événement éducation mooy tënk li nga xam ni mooy développement te tout développement passe par la jeunesse Marème nga nekk ci parce que ci indépendance réew moom souveraineté mën demal sa bopp wax nga fi léegi ressources yi nga xam ni réew mi am na ko ñu ngi koy sante yàlla na gën a yokk te dina gën a yokk insha allahu rabbi wante diggante at mi ñu am indépendance ak tey juróom benn fukki at ministère de la jeunesse et du sport tey jii suñu ndaw yi ñi ngi fàq di dem di jaay seen bakkan à l'étranger Barsaq mbëkk mi nga gis une pléthore d'enfants yi nga xam ni dañuy dem di wuti liggéey à l'Occident ba mu jaral leen seen bakkan ministère de l'emploi de la jeunesse et des sports am na yu bare yoo xam ne mbiru jeunes yi fa la tënku tey jii ban sas ngeen am par rapport à ce fléau là waaw tey jii dama lay wax dëgg rek laa lay wax te dëgg gi ma lay wax na nga ko noté bu baax a baax dinaa ko noté insha allahu rabbi ñun dañu am njiitu réew mi nga xam ne tabaarkalla macha allah
dafa am yitte yi nga xam ni daf ko jagleel jeunes yi maanaam ndaw yi te jox na leen li nga xam ni man mën naa wax ni rek ñi fi jaar ñëpp ñi ko fi jiitu ñëpp di mooy ñooñu xalaatuñu ko woon sax xalaatuñ ko woon waaye tey jii jeune mauritanien bu fi jóg naan mi ngi dem Barsàq wala Barça xaru ji yaa ko teg sa bopp mais ndax xam nga li tax ma wax la loolu yaa ngi fi wax léegi waxu ndóol bu metti ndóol gu metti gi waaw déet mais quartier défavorisé bàyyi ma yeggali tuuti rek s'il te plaît bàyyi ma yeggali ndax yow jox nañ leen ay opportunité ubbi nañ leen porte yi dégg nga temps yi rek créé nañ leen ay microfinance si 2000 kii bi 2019 bi dégg nga ay microfinance ñëw leen ñu jox leen ngeen liggéey kuñ ko wax kay deseelatuñ la dara ak yan anam dañ lay jox sa financement nga monter sa projet nga ñëw ne leen projet sàngam laa bëgg Marème man dégg naa ñu bare ñoo xam ni boo demee village bu ci mel na Jàmmel tey wala Gani wala Kër Mour bare na ci ay jeunes yoo xam ni franchement programme yooyu daluñu ci c'est exactement ça bon du ñàkk mën nañ ko wax du ñëpp ñoo mën bénéficier wu ci premier lot yi mais diggante ñëw leen ñu jox leen ak ay financement loolu daal mbir war na fa taxaw selon peut-être que yow nga apporté ci ay leeral yi nga man lu ma la mën a wax mooy kooku defoon nañ ci ay sensibilisation véhiculé woon nañ ay information pour ndaw yëpp jot si média yëpp wax nañ ci def nañu lancement si ministre bee ko dox moom si boppam ndax toujours moom il est sur le terrain il est trop présent waaw muy toujours si terrain bi avec les jeunes même waxtaanu naa bi saay bu ñu amee activité day dem ak ñoom day dem ak moom bàyyiwul dara mu c'est un modèle de ministre voilà c'est ça moom tabarkalla macha allah yal na ko fi yàlla bàyyi ba mu doyal critères yi la ñuy wax waaw critère macha allah sawar na ci donc microfinance yooyu du pour alpulaar bi du pour bayraan bi du pour saraxule bi du pour wolof bi kooku pour jeunes yëpp la doomu Mauritanie yëpp képp ki nga xam ni am nga jot nga ci message bi jot nga ci information bi dañ la ne nga constituer sa dossier monter sa projet nangam laa bëgg def nga ñëw jox ko ministère bi nga xam ni moo war a yore mbir moomu mu di ministère de l'emploi de la jeunesse et des sports bu loolu weesoo si côté boobu emploi suuf saa ngi nii yàggul dara man dem naa ànd ak délégation bi accompagné woon président de la république mu dem Zidr Makdën fële si Dagana Mauritanie def fa benn lancement irrigué xaw ma ñaata hectares de terre pour permettre xale yi ñu jëriñoo suuf si képp ki nga xam ni rek namm nga dem ci mbay mi boo sababloo di nga am luñ la jox nga bay effectivement ndax mbay aussi moo yore réew suuf si moo yore réew mi du dëgg loolu lu leer la bu dee ñi nga xam ni ñu ngi dem ci mbirum sport bi wala mbirum tàggat yaram bi daal ñoom tamit ñu ngi leen ci accompagner téyeluñ leen dara ministre bi ngi ci dem ak ñoom ba kémtalaay kàttanam mi ngi koy def pour dimbali leen pour dimbali ndaw yi dimbali réew mi ndax sport aussi am na njëriñ ci réew mi du noonu effectivement kon ministre bi de l'emploi de la jeunesse et du sport mi ngi bay waaram waaw c'est un ministre président de la république bi ko ne kar lii laa bëgg nga def ko tey ak xale yu jeunes yi effectivement mu taxaw si effectivement du dëgg kon nag mi ngi def véhiculer information emploi mi ngi dox liggéeyam sport mi ngi dox liggéeyam jeunesse mi ngi dox liggéeyam yow daal man baat si li ma gis effectivement yaa fa ne loolu moo tax aussi ñu leen di jël ngeen di jàkkaarloog askan wi lu am solo la li may wax ci wàllu critère moom mooy par exemple bu fekkee ni ministère de l'emploi dafa lancé ay appel à projet yi nga xam ni daf ko jagleel aju ndaw yi wax nga ko man dama doon wax ni am na ñoo xam ni xalaat nañu def dara ñu nekk ci quartier périphérique bi jànguñu xalaat nañu def dara te mënuñu ko bind man dama doon proposer ma ni est-ce que ministère bi warul am un programme d'écoute boo xam ni
bu ñu invité ki nga xam ni moo nekk ci gott gi am projet xalaat ko mënu ko bind ñu déglu ko oralement bu ko defee ñoom ñu bataaxal ko mën ko dimbali mais franchement dañ ko constaté Marème dana am ñoo xam ni dañuy xalaat dara wut ku leen ko bindal ba sonn pour conformiser seen critères yi te dafay nekk jafe-jafe d'autant plus que dafay brader lu bare ci li nga xam ni mooy li mu waroon laal ci doomaanu réew mi du ko laal ci fànn woowu daal laa bëggoon attirer waaw xam nga li nga wax dafa am lu wane ni rek di saafarawu na ndax loolu du problème problème nekkul foofu dégg nga ndax gis nga gox-goxaat yi maanaam par exemple dama lay jox par exemple Sëpxa du quartier périphérique da quartier périphérique def nañ fa centre d'écoute centre d'écoute ku ñëw ñu déglu la voilà jàng naa jànguma demal centre d'écoute nga joxe sa doléance ba xam ne lay tontu inspecteur départemental yi nekk si quartier yi ci gox-goxaat yi ñoom loolu mooy seen njëriñ encadrer xale yi orienter leen du dëgg accompagner leen dégg nga disposition yi nga xam ne daal war na yëpp def nañ ko ci centre d'écoute même boo buggee ñëw def formation en informatique salle yi équipé nañ ko salle yi équipé nañ ko te xale yi dañuy waxante dara du fi umpe dañuy waxante quartier yu bëri département yu bëri defar nañ leen centre d'écoute pour rek accueillir xale yi jërëjëf am na solo te defuñu ko fenn dul ci stade yi nga xam ni kii la lieu populaire voilà c'est ça waaw fa tabarakallah am na solo mais Marème dum la bàyyi dañuy desandi ci wàllu mbay mi wax nga fi léegi ni le ministre de l'emploi dem na fu ci mel ne Djibril Mokgène te man fa laa jógee non pas le ministre de l'emploi c'est le président de la République Mohamed Cheikh Ould Ghazouani waaw ci fànn boobu il est représenté par le ministre de l'agriculture normalement wàllu mbay la waaw mais ñun man ku ci mel ni man par exemple fa laa defee mawlud à Djibril Mokgène jàmmel googu maa ngi leen di nuyu de passage ak jafe-jafe yu ñu am xam nga boo nee mbay mooy développer réew ndox mi bare ba jéggi dayoo ren tey jii mbugal gu ñu ne sama naataango yooyu di ñoom Umar Ñang fa tabarakallahu bay ay hectares yi ceeb tey jii ndox mi ngi ci ceeb bi ñor na te ndox baa ngi ci biir damay ñaan bokk ko ak yow parce que yaa ko wax léegi l'agriculture est le seul facteur de développement d'un pays ça c'est important donc di wax ne di lancer un appel ni tey jii ñu nekk jàmmel ak ci littoral boobu doon bay ndox mi ceeb bi ñor na mais ndox maa ngi ci biir na nguur gi ñëw ak ñoom wutal leen li nga xam ni mooy ay solution xam nga bay ay hectares ndox bi yàq ko ak yenn picc yeeg yooyu dafa doy waar Marème bokk na ci loo xam ni waaw loolu rek loo gis rek jafe-jafe boo gis tolof boo gis ci liggéey rek toujours dañ ko war a waxtaanee ak ñi nga xam ni ñoo yore ponk boobu maanaam ministère de l'agriculture ñoom bu fekkoon ni ñee am jafe-jafe pour récolter seen ceeb bu ñu demoon waxtaan nag ministère bi ñu jëwriñ gi ñu dénk mbirum mbay mi du ñàkk dinañ si am saafara waaw lu ko saafara parce que wax dëgg yàlla ceeb boobu di yàqu te war a jëriñ askan wi loolu du lu nga xam ne lu ñuy seetaan la metti na du lu ñuy seetaan jërëjëf metti na du dëgg metti na nañu waaxu jóg ñëw dem ci ministère bi nga xam ne moo yore fànn woowu ñu waxtaan ak ñoom ñu seet nu ñun leen di dimbalee war nañ leen ci mën a dimbali sax parce que loolu leen tax war a tax a jóg ñu mën a récolter ceeb bi ñu mën ko jëriñoo jërëjëf ndaxte seetlu naa may ma tuuti rek s'il te plaît te même bu dul ceeb bi sax mbirum kii bi nuñ koy waxati sax culture maraîchère bi loolu aussi ndaw yi war nañ see mën a taxaw du dem si bureau rek mooy liggéey dafa jot moom du dem si bureau rek mooy liggéey du toog si bureau rek di bind kayit di signé di cacheté loolu mooy liggéey déedéet liggéey bëri na man damay ñaan ndaw yi xale yi ñi nga xam ni daal réew mi si ñoom lañ yaakaar nañu ubbi seen bët am xalaat di innover
di innover di dem ci mbay mi di dem ci lépp li nga xam ne rek mooy suqali réew ndax daal loolu am solo la jërëjëf culture maraîchère boobu lu am solo la xoolal jamono yi ñu weesu foofu la ñu bëgg a dugg jamono yi ñu weesu Mauritanie am na crise bu metti bu ko dal lujum gi ak yenn xeet yi nga xam ne voilà loolu nga xam ni duñ ko bay fii moo ngi jógee bitim réew te ñu am suuf su ne gàññ superficie bu ne gàññ mais man dama ci kontaan ah madame man dama ci kontaan ndax lan da nga ci kontaan waaw mais dama ci kontaan en tant que Mauritanien dama ci kontaan ah parce que c'est des occasions yoo xam ni dafay wan réew mi ñu natt suñu bopp quand même parce que xam nga lii am nii xam nga ni man ñaantuma yàlla doot ndax dina amaat parce que boo koy xool sax su ma ko sañee wax boo ko xalaatee ak mbir mi da ngay sëgg am lu la jàpp ah on se repose une question par rapport aux Mauritaniens que nous sommes xam nga lu tax ma ni dem ci kontaan parce que contexte la boo xam ni c'est l'occasion maintenant buy wane ni buy wan réew mi ne war nañu dem ci autosuffisance alimentaire bay suñu réew li nga xam ni moom la ñuy dunde moom ngay wax ndaw yi ni waaw parce que en passant par la culture maraîchère loolu la parce que dama ni rek dem ci bureau ne man docteur la antenne ci bureau laa war a toog wala ingénieur la antenne war nañ ma nommer ministre wala lii wala la non du foofu dara xëyul sotti y a pas de sot mais ci comme ni ko tubaab di waxee mbay mi lu am solo la te mbay mi mën na la jox loo xam ni sax kii nekk ministre wala kii nekk député wala kii nekk directeur wala kii nekk lii du la gën demin effectivement du la gën demin te sa askan dina ko jëriñoo jërëjëf dina ko jëriñoo effectivement parce que temps yi ñu jamono yi ñu toll am nañ fi crise bu méttee métti bi nga xam ni daal wax dëgg yàlla voilà c'est ça ci réew mu mel ni Mauritanie ah oui vraiment wax nga fi léegi lim nga fi léegi richesse yi te dina gën a réew mu mel ni Mauritanie dafa doy waar côte boo xam ni moo ëpp jën ci voilà sous-région bi ressource halieutique ah ressource ñun nga xam ni réew mi àddina yëpp wërngal këpp ñun la ñuy waxee voilà teg bët ah léeg-léeg sax da ngay dem doo gis sax benn jën bu ndaw boo war a jël yóbbu sa kër doo ko gis sax dafa doy waar dafa doy waar loolu nu mu demee effectivement nu mu demee xale yi nañu dem liggéey si ndox mi nañu dem liggéey si géej gi nañu dem liggéey si suuf si nañu dem kii ku nekk rek boo bayee sa waar ne man mii fii laa bokk war naa fi mën a tekki war naa fi mën a jëriñ réew mi demal nga def ko man loolu rek laay ñaan ndaw ñi fa tabarakallahu à travers suñu naataango bu ñu jàkkaar loolu di soxna Marème Mbodj waaw Linguère la Linguère di Waalo dugg gu ñu Waalo wante mais li nga nekk moo am solo lépp rek dafa dugg ci souveraineté moom sa bopp dañu jëm ci mouvance su 28 novembre ñu ngi remercier le président de la République son excellence ak ministre yi parce que yow yaa ngi sentir ni réew mi mi ngi changé xar kanam ñu ngi leen ciy gërëm bu baax mais ndaw yi laa yërëm am nañu sas ku fi toog rek wax ndaw yi ndaw yi vraiment fa tabarakallahu benn appel la par rapport ak li nga wax mooy le développement passe par plusieurs choses qu'on doit faire yoo xam ni warul am taamu warul am taamu gis nañu koo xam ni dafa xëy lonk ay morceau teg ay suwaam di raxas benn oto juróomi téeméer bu ci amee fukki oto wala ñaar fukki oto ci bis bi dafay doon lu ne te mën nga fa jaar rek mu nekk un passage boo xam ni leneen ngay créer ji loo xam ni dafay jur emploi nga jukki nag loo xam ni man li ma ciy tiré mooy nañu dem ci emploi ak auto emploi ak entrepreneuriat ay voies yoo xam ni xëy na ndaw yi buñ ci tegoo ci wàllu immigration clandestine dootuñu am ndaw yoo xam ni dañuy daw di jéggaani leneen ci réew mi li nga wax itam ci wàllu légume bi ak yenn yi nga xam ni jumtukaay la yoo xam ni société bi quotidiennement dañ koy soxla nañu xar suñu tànk tubay parce que réew bu fekkee ni ñu bare dañ la teg bët da ngay am taxawaay bi te nekkatuñ di jéggaani li nga xam ni mooy wàllu consommation Marième fi may dugg ak yow moom mooy ci wàllu li ngay liggéey nit ñi dañuy dégg loisir foog ne amul solo ci dund nit boo koy placé ci wàllu éducation wala ci dund nit ki foo koy teg man duma ko def ci duma ko classé ci mbir wàllu éducation dama koy classé rek ci dund nit ki waaw ndax ku dégg loisir rek daf koy
néewal daf koy classé fi nga xam ne daal amul solo ak yooyu loisir rek moo am solo si nit comment loisir rek moo am solo si nit ndax xam nga lu tax lu ñuy wax kii am na yenn docteur yu ñuy wax lavage de cerveau lavage de cerveau maanaam nit koo xam ni xelam jaxasoo na nga yeesalaat daal xelam jaxasoo na mi ngi am xalaat yu bëri mi ngi nekk ci ay waaw am stress ak waaw stressé ba pare nekk ci ay xat-xat tu comprends bu ñun ñi nga xam ni rek ñun ñoo yor mbirum loisir buñ ko orienté waxtaan ak moom rek suñ ko nee dee def lii par semaine wala dee def lii 2 fois dans la semaine wala defal lii 3 fois dans la semaine da nga koy gis mu commencé di dellu si xelam di dellu si bay jafe-jafeem teggeeku ko waaw ndax loisir dafa bëri façon bëri na façon torop sax âge bu nekk bëri na façon ku nekk ak âge même màggat bi sax waaw besoin de ça màggat bi sax war na am loisir am waaw stress moom baaxul dundu gu tëju moom baaxul màggat bu amee yenn âge yi xam ni def sport waratu ko sport loisir la daw def football loisir la day tax nga nekk ci terrain bi yow doo xalaat sa problème yi nga bàyyi fële lan mooy ngay xalaat léegi nan laay def ba marqué fii nan laay def ba gagné équipe bi tu comprends effectivement màggat bi tamit moom war na mën a jël journalam dem ci banc public ngelaw li di ko ëpp muy féexlu muy lire paisiblement loolu dina dindi stress bu bëri ci moom wala mu dugg ci benn bibliothèque toog bu mënul génn ngoon yax yooyu dugg ci bibliothèque toog lire ba xolam sedd mu jóg dem kooku déjà def na ko di bien parce que lecture loisir la bay pêche loisir la nga génn dem cinéma loisir la nga génn dem seetaan course de chevaux ou bien course de chameau ou bien yooyu loisir la nga koy pratiquer loisir la les jeux d'attraction là maanaam les dames jeux de dames Scrabble kii nu ñu koy waxati sax jeux traditionnels mauritaniens yi yooyu yëpp daf lay féexal daf lay jox yeneen effectivement yeneen idée dégg nga loisir daal bëri na maanaam waaw marche sax loisir la ngay dox di marché di calculer say wérgu yaram di calculer ne lii ça me fera du bien place bu aéré voilà aération ak loolu yëpp loisir la jërëjëf loisir dafa bëri am na solo ci dundu nit ki waaw ci tranche d'âge yëpp waaw mais Marème li may dolli ci loolu rek waaw parce que li ma bëgg a tënk par rapport ak li ngay wax mooy nit ki warul tënku rek ci liggéey bu tenant loo xam ni liggéey même donte ni benn fan ci biir fan bi la war nga am 20 minutes yoo xam ni da nga koy lâché mooy li ngay wax génni libéré sa bopp waaw moo lay jox nga dem feey ci piscine wala si dex gi wala si géej gi ba sa xol sedd promenade au bord de la plage effectivement def ay jeux au bord de la plage yooyu yëpp loisir la pour nga féexal sa yaram féexal sa xol fa tabaarakallaahu yow ci biir ministère bi nga nekk kàngam bi nga xam ni yow la ñu teg ci fànn woowu te xam nga ku ñu teg ci benn fànn il faut nga apporter ay jéego loo xalaat ci période vacances xale yi élèves am na ay randonnée lu ñu tuddee ay randonnée wala infrastructure yoo xam ni dafay permettre citoyens mauritaniens yi ñu def li ndax nguur gi à travers ton ministère yan jéego lañ ci jël ci wàllu loisir waaw kooku ñun sunu ministère bi nga xam ni moom lañ dénk fànn boobu mbirum loisir jeunesse sport et tout ça emploi kooku ñoom ñu ngi siy liggéey bu am solo yàggul dara buum dey dëkku sunu njiitu réew def nañ fa créé nañ fa benn centre de loisir bu am solo dégg nga biñ ko télévisé inauguré ko fi mu nekk nii région yu bëri ñu ngi koy laaj pourquoi ñun duñ ko am
tout récemment la semaine passée ci forum de discussion bu ñu amal au niveau de Rosso jeunes yi ils sont tenants sur ce problème là Inch'Allah dama lay wax maison de jeunes bi baaxul non le stade n'est pas fonctionnel il y a pas de loisirs il y a pas de culture vraiment si à Rosso en tout cas sunu à Rosso en tout cas sunu ministre bi mi ngi ci na ci taxaw mi ngi ci na ci taxaw présentement ni ñu toogee fii di wax ak yow ñoo ngi siy liggéey jërëjëf nañ ci taxaw le jeudi xaw ma vendredi bi passé semaine bi ñu génn tenir na benn réunion ak ñun loolu la ñu sas fi mu nekk nii pour ñu recenser yi nga xam ne war nañ ko réhabiliter fa tabarakallah waaw fa tabarakallah centre de loisirs yi war nañ ko mën a defar ci région yëpp am na solo ak département yi nga xam ni war nañ leen ko mën a defaral ñoom tamit mel ni bu mu dey boo fa demee tey ba planté fa sax ay arbre fruitier ba mu jóg kooku fi mu ne nii département yëpp tabarakallahu nañ ko wurale daal ñun daal sunu ministre bi ak sunu réew mi li ñu jagleel xale yi li ñu leen di taxaw fi mu nekk ni loolu mooy politique am politique gu jeunesse bi moom mooy priorité pour le président de la République Mohamed Cheikh son excellence Mohamed Cheikh Ould fa tabarakallahu soxna Marème Mbodj di ziar à travers elle mbokk waalo yëpp fa tabarakallahu Cheikh Abdel Aziz maa ngi lay nuyu di nuyu soxna Khadija ak Ndey Anta ak xale yi ñoom ñu ngi bokk ci société bi di ko yëkkati fa tabarakallahu di leen ziar di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ëttu Wolof Rim ndax am na solo Marème mënuma génn te defaloo ma un tour ci waalo il faut nga positionné waaw waalo moom dafa neex tey la waalo aay waaye réew la woon mais xam nga bu ma jàkkaarloog Linguère am na loo xam ne war na ko jënd muy un message ci mbokk waalo fa tabarakallahu bala ñuy génne waaw damay dellu rek di nuyu au passage sama mbokk waalo yi di leen nuyu lu bari sax di leen ziar di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni rek waalo bañ na ku leen tooñ voilà di leen ñaax rek di leen wax ni rek ci seen réew la ñu nekk te ku nekk sa réew da nga koy wane da nga koy wane présence da nga koy wane ci sa taxawaay ci sa melokaan ci sa nekkin surtout sa nekkin surtout waaw ndax may ma ci tuuti rek nekkin boobu nekkinu waalo moom doomaanu waalo ci réewam bu mel na Mauritanie nan la war demee mooy maanaam damay dem jëli li nga xam ne maa ko moom damay jëli li nga xam ne maa ko moom waaw dëgg la jëli bi mooy lan cay Linguère liggéey ba liggéey fu dara newul bu la kan yërëm bul nangu kenn yërëm la waaw ndax ku la yërëm defal la am na sax ñu la yërëm te duñ la defal dañ lay ree moo gën a pur nag te waalo musul nangu loolu déedéet fa tabarakallahu wax nga ko waalo musu ko nangu alhamdulilah maa ngi nekk sama réew te doomu réew mi la damay dem liggéey daan sama doole du ma xeeb dara du ma def naka su dul noonu tam pour réussir ndax fonk yi bëri na si loo jafandu rek da ngay dem loo jafandu rek da ngay dem man loolu laay ñaan sama mbokk waalo yi waaye doo toog fi nga toog rek si keppaar gi ne lii war na ma fi mën a fekk déedéet du la fekk amatul fen du la fa fekk loolu amatul fen tabarakallah wala jàng naa ba ne xar damay toog di def nii di xaar sama papa dimbali ma wala sama yaay dimbali ma amul fen amul fen nguur gi na ma jox nangam ak sàngam ma liggéey déedéet bu ko nangu fa tabarakallah bu ko nangu am na solo waaw am na solo fa tabarakallah loolu rek laay ñaan sama mbokk waalo yi jërëjëf dégg di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp li nga ko xam ne li nga koy sabab di ko ut ci réew mi yal na leen ko yàlla defal allahumma amin darajay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma amin fa tabaraka yàlla na ko yàlla mottali li nga fi wax yëpp ay valeur la yàlla na ko yàlla mottali jëmale ko ci ñoom mais non seulement ñoom mais doomaanu réew mi yëpp ndax ay valeurs yu am solo voilà c'est ça soxna Marème Mbodj la ñu jàkkaarloo woon di fas yéene mu ñëwaat parce que yombul indi moom fa tabarakallahu Linguère di nuyu Mariam Mint Koyti ci réalisation bi rawatina ak Mariam Mint Mohamed Khouna di ko nuyu Khady Mbarak moom moo nekk caméra woman ñu ngi koy ziar bu baax sama mbokku Rosso la ak Salah di leen béggee bu baax a baax mbokk yi askan wi
li ñuy jukki ci Marème mooy aju ndaw yu taxaw parce que à travers Marème mayatul benn ndaw réew mi ak li fi am yëpp ak programme yi à travers le ministère de l'emploi muy jël gaal gi di mbëkk ndax mbëkk wóorul fa tabarakallahu l'immigration clandestine doit arrêter non seulement ci réew yi mais en Afrique parce que indi na gàcce daal ci réewu Afrique bon daf ñuy sas fa tabarakallahu yàlla na nu yàlla may ñu dégg sas ndaw yi nga xam ne lu ñu yellool buur bi yàlla antul ko waaye nguur gi jàpp ci éducation ci wàllu parents yi ñëpp jàpp ci ndaw yi comprendre ni dañu war jóg ay jéego y a pas de son métier mbokk yi askan wi Ibrahima Idriss Wade jàkkaarloo noonu ak naataangoom Marième Mbodj fa tabarakallahu directrice au ministère de l'emploi et de la jeunesse et des sports yore wàllu loisir di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ci réew mi fa tabarakallahu mbas mi bu mu fu dugg na dem yoonam réew mi am jàmm bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin ma jox leen daje ba mercredi prochain incha allahu rabbi fa tabarakallahu jërë ngeen jëf